jërë ngeen jëf kon tey jii dañ fee toog ak saltige bu mag bu tudd Koromack Faye doon ko xam ne nii yàgg nay dimbali jaam yi rawatina citoyen sénégalais yi si bépp ayib bu xam ne nii dal na si ñoom muy ay jàngoroog ay catastrophe accident yeeg yëpp dafa am loo xam ne nii dama ko fore si wéyu béy de ñu ne Koromack Faye ajjuma ji nga xam ne moom la ñuy dëgmal da nga war a wuyu ji tribunal bu Mbuur juge bi. si leneen nit loo xam ne mën naa ko see wax moo di dafa mel ni da nga am mbiram suuf mu xam ne nii moo tax ñu woo la moo waral sa convocation est-ce que jafe-jafe yi nga amoon ak SAPCO la wala boog daa doonaat benn dossier bu bees nga xibaar ko askan wi rek. loo xam nga man dama waxoon dootuma wax ci suuf waaye nag bu ñu boree daanu ci sa kaw boo borewul it nga jéem wala ñu nappaaje la. waaw. xam nga foo déggee loolu waaye dëgg la. waaw convocation nag dëgg la jotuma ko mais dañ ma woo par téléphone. waaw. mais dañ nga war a ñëw convocation de traditionnellement ci caada dañoo war a ñëw ki nga xam ne moo di la personne concernée ñu yëkkati kayit suñu fee ko ne ko da nga war a wuyu ji. waaw loolu moom amut. waaw gars yi moom lu ñuy ragal. non ragaluñu sax xëj na waaye daal par téléphone lañ ma woo wax ma ko ma wax ko suma avocat Jibi Diallo moom comme dafa jàmp woon ak tabaski bi jublu comme nii mu ñaan pour ñu renvoyer ko ba def ko le 6. ajjum waaw bu soobee yàlla nag dinaa dem wuyu le 6. dëgg-dëgg coow li lan moo waral sa convocation bi. bon coow li day ñoom ñooy coow waaye man coowuma li ma la mën a leeral daal mooy commandant gendarmerie bu Nianing. Mbour. bu Mbour waa Nianing. woo na ma kooku moom woo na ma téléphone ma jaar biiroom ci jamono mu ne ma fii dafa am ku fi ñëw ay plainte bu jóge tribunal Mbour plainte bi nag nee na yow da nga jël suuf soo xam ne ay tubaaba ko moom ànd ak benn sénégalais waaye ba léegi xaw ma mosumaa toog ak ñoom xaw ma leen. kon ñi nga war a jàmmaar lool xamagoo leen ba tey. déedéet mënuma laa wax. mënoo mettre un visage sur eux. déedéet loolu moom. xam naa sax bëgguma sori ci mbir yooyu ndax xam nga lu nekk ci yoon moom. da ngay xaar rek ba xam yoon lu muy def mais li wóor te wóor daal mooy. suuf soosu sama waajur bu góor moom moo ko moomut bu mu génnee àdduna nag mu ngi bugg a yàgg lool li jëm ci 2002 nag famille bi yëpp ñoo dajaloo woon fekk jamono yooyu kenn ñemeetu la wax sax waxu suuf ndax coow li Mbuur dafa bari ci suuf. su Mbuur Pointe Sarène plus précisément yëpp dafa bari coow jaxasoo bi jaxasoo na ba samay mbokk yi nag bu ñu demee ba xaw a jaaxle ci lañu réunir seen biir ci ay kanam yi seede ñu jël suuf si mu nekkoon ñaari tool. beneen tool bi mu nga sesoon booru géej. mooy la ma doon coow ci jamono ak SAPCO waaye nag bii yoon du SAPCO bii yoon communauté rurale bu Malicounda la. lañ ma wax ne. Maguette Sène maire bi moo affecté suuf si benn tubaab. waaw waaye nag gisuma tubaab bi wóoraguma ndax ñenn ñi ci ay dégg naa bu ma laajee suma avocat sax wax na ma ne communauté rurale ñoo jaay suuf si tubaab yi. waaw léegi mu doon commune ndax communauté rurale depuis bi nga xamee ne acte 3 de la décentralisation lewal nañ ko Sénégal mën nañ ne amatu Sénégal kii léegi lépp ay commune la léegi ex communauté rurale de Malicounda commune de l'actuelle commune de Malicounda avec le maire Maguette Sène. waaw comme xam nga man ci li ma jot a dégg gendarmerie. nee nañ ma Maguette
moo leen defal délibération ci ma ne ko nag bu leen defalee délibération day juum na ci laa dem seeti Maguette fekk kudd waxtaan ak moom mu ne ma dina wax ak conseil yi ma toog diir ci la ma gendarmerie woo di ma wax mbirum suuf ci la ma xamal ne Maguette moo leen ko délibéré suuf si moo leen ko jox daal. am na ñeneen ñu doon yow ñoo xam ne nii les nañ lañ jël nañ seen suuf foofu kon. waaw mais ñoom ci seen jëm li ma la mën a wax ba tey. ñoom nee nañu dañoo jënd waaye ci samay gestu ci biir dëkk boobu. waaw muy pont. li ñu jëlee seen suuf si rus nañ koo wax tribunal bu dee ay nit lañu jàpp naa ne bu dee ay nit lañu. war nañoo rus a déclarer loolu ci kanamu autorité yi. kon daal ay njuuj njaaj yu bari da see làmboo. mais ci lu wër parce que njuuj njaaj bi mooy bu ñu naan man jaay naa te musuma toog ak kenn suma famille man la ñu jox te boo ko xaymee suuf soosu li may jox sumay mbokk su ma ko xaymee ca la ma am ci suuf hectare bi 16 millions la ma coûté. fukki millions ak juróom benn loolu la ma coûté. ndaxte ñii jox naa leen xaalis ñu tabax seen kër ñii ma jox leen ay 6 millions ñii ma jox leen ay 4 millions ci loo xam ne bu ñu xaymee suuf si daanaka mu ngi nekkoon ñaari tool yi bu ñu koy xaymee lépp fële dafa nekk presque 4 hectares yu manqué tuuti fii nekk 1 hectare et demi boo ko calculer dafay daldi nekk 5 ak dara. 5 hectares yu tegal. waaw léegi bi SAPCO ñëwee nag moo duggoon ci suuf si xaaj ñaari tool yi jël benn bi ñu xaaj ko ci digg bi boobu ñu xaaj ci digg bi nag moom laa walbatee ko jógee som ci SAPCO dalati fii encore ñu naan ay tubaab lañ ko délibéré ñii di naan comité rural moo ko jaay. mais njaay kay xanaa war na am prix bu dee man dañoo ne dem. ngeen ko jaay war nañu ñëw teew aussi. waaw bu fekkente nag moom dañoo jaay xanaa njaay boo gis war na am ay prix nga teg ne diw lii mais bind ci kayit rek bind ci benn fooy rek diw jaay na mën nga wax ne diw moom jaay na mais diw nangam la jënd kay. boo amee capacité ba dem gendarmerie wala nga dem tribunal benn ko diw jaay na dangay naan nangam laa ko jënd. mais ña jaay kay mooy ñañu wax ne ñoo jaay mais comité rural la ñu wax. kon borom tool yi muy lenn li tax duñ ñemee wax luñ jox borom tool yi indi ko prix bi kii lii la jël kii lii la jël loolu yëpp war nañ ko mën a wax. man li bu fekkee dama jaay man. war nañoo mën a ne man lii laa jaayee ba sàngam laa jaay. wala ñu ne samay mbokk yi mais famille boo xam ne juróomi góor la. ak ñetti jigéen te kenn ki dafa tëdd feebar ëpp na 20 fukki at man maa yor kër ga. léegi suuf soosu bu fekkente ne góor gi dafa génn àdduna kenn ku ne ma yëkkati suma alal jox ko. benn tubaab bu jóge fale bitim réew di ma sonal. bëgg a accaparer affaire. mais loolu man bugguma de dugg ci débat yooyu l'essentiel dinaa wuy ji yow boo ñëwee tribunal di nga xam lu fa nekk. waaw. parce que korom ak yow it dañ la yàgg di sonal si loolu gis nañ ne saa su nekk boo dooree jëlee sa suuf bëgg ko mettre en valeur ndax gis na ne yaa ngi def ay complexe hôtelier te yooyu yëpp mujjantal bi moo di da nga ci employé ay doomu Sénégal kon programme bu mag bi nga xam ne moom la le président de la République son excellence Macky Sall teg muy xëyu ndaw ñi dafa mel ni doon nga benn facteur doon nga xam ne da nga ciy contribuer kon yaakaar naa ne saa soo demee bay def yu mel noonu bu ñëwee rek bëgg la andil gàllankoor yaakaar naa ne war nañoo am benn patriotisme mu ñëw jàppale la si xeex bi. waaw xam nga man li ma mën rek am lu ma naqari wax ko sumay autorité man sax damay nangu leen bu fekkee man damaa newul ci yoon
mais danga may woo ne ma lii moo tax nekkoo ci yoon mais ki xam ne waajuram dafa génn àdduna mbokk yi taxaw ne ko suuf si nañ ko jaay bu leen ko jaay nañ ko teg sa loxo kenn ku ne seetlu sedd xolam ma yëkkati jox la loolu mais ay ati at may daw rek jóge sa tugal benn tubaab boo xamante ne day jóge bitim réew ànd ak ay quelques personnes yoo xam ne maanaam liggéey ñu ngir réew mi ndax seen poste la ñuy liggéey parce que ci bu ma demee ba suma avocat naan dafa gis ne communauté rurale moo jaay suuf si mais loolu jële ma ci kaw te loolu bari na fi il faut que ñu yërëm doomu aadama yi ku xool ci mbas mi nekk ci réew mi nga xam ne ñun doomu réew mi dañoo bëgg a liggéey ay nit ñu weex di jóge bitim réew di ñu bundaxatal suñuy kilifa yi toog ci seen bot di xoole aussi loolu dafa metti il faut que ñu wax ko gis nga nag njomboor du mat waaye bu sonee mën naa mat waaw kon Koromack yaakaar naa ne mbir mi it yow à votre niveau war nga ko jàllale si les personnalités compétentes rawatina ki nga xam ne moo di saa si tembe njiitu réew mi di le président Macky Sall jombut bind nga ko bataaxal wala boo nga wutaat beneen forme boo xam ne di nga ko mën a yëgal mbir mi. gis nga àddu si dogguma la mais gis nga man buggumaa tooñ fépp fu ñu war a bind këyit samay mbir dama koy bind envoyé ko fa ma wax suma avocat mu bindal ma envoyé ko mais mbindit day am tontu waaw mbind dafay am tontu mais buñ la tontu parce que bi ñu defee bi ma gendarmerie waxee ne Maguette Sène maire de Malicounda moom moo jox tubaab bi délibération bi mais dem naa ba fekk kudd ne ko lii réglé ko parce que problème bi famille Bilim ñoo ko moom te famille yooyu xanaa du ma jël suma alal kenn ku ne ma calculer alal jox la nee naa loolu coûté na ma hectare bu ne 16 millions gis nga route accès tali boobu ngay gis piste boobu maa ko defar ak samay xaalis ba géej du sab ko moo ko def de gis naa ko goudron bi lañ ci teg mais piste bi maa ko defar te du loolu rek laa def Sénégal kon bu ma ñëwee nag ay yeneen doomu aadama yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge di ma bundu xatal guddeeg bëccëg mënumaa def dara te duggaluñu si gis nga tubaab yi dañoo ñëw accaparer suñu mbir yi te dañu ànd ak ay tappalekat yoo xam ne xam nga kenn xamul te bu paree nag boo gis nga li ngay pare dañuy taxaw di bind sax tappalekat yooyu ñooy wàccaat bind di la jéem a sosal di manque de respect ah man xam nga sax boo ko xoolee sax tubaab yi seen jombo sax vraiment yabuñu quoi mais ñi ñu jiite wax dëgg yàlla ñoom laa jàpp ne ñoo bëgg suñ coono quoi ñoo bëgg suñ coono rek parce que yenn yi loolu la nee naa la man entamé naa projet yu bëri li ma dugal fii ëpp na milliard kenn joxuma ko nag ku dul yàlla ak nit ñu baax yi may jëflanteel mais daal dangay jóge ci lii sonn loo bugg a kii kër dangay sonn ba dootoo bugg a sax dugg ci dara mais lii dafa doy waat kon donc ni nga ko déggee rek man bugguma woon sax dugg ci phase boobu mais comme yow da ngay gëstu rek te it amoo droit laaj ma awma droit nga laaj ma te tontuwuma la mais buñ bàyyee ba le 6 ma déglu leen ba xam luñ may wax. gis nga mission bii nga xam ne moom laa dégg mal wax ko sumay mbokk digge ko suma baay ba mu làqu mission bi dinaa ko topp ngëm bi ma ci gëm ak ni ma wóoloo suñ borom ci lii barke sama baay waxuma kenn duma kale waaye ku ma kale doo ko fekk te ku koy xalaat doo ko fekk te fu leer nañ laa ko teg ubbil say bët ba ci kanam di nga xam ne lépp dëgg la bàyyi naa lépp ci loxo yàlla xam nga man nag man duma làq-làqal benn affaire parce que la ma fay dugal ci xaalis man ñaanu juróom benni teen tool boo ñëw fekk ñu gas juróom benni teen ñu nekk ci biir bi ñuy tracé tali bi ñu suul ñaari teen yi xanaa tali boobu sax balaa ñuy suul teen yooyu sax dañ ma waroon a woo dédommagé ma tool boo xam ne danga ci jimbat def ko ay barbar évidemment am ndaraan ñëw fële fàq daaneel filaaw yépp suul teen yee mu ne ko dañuy defar yoon te yoon boobu ay nit ñoo fa nekkoon ci teen yooyu di roose ay garab di dund yow nga ñëw rek fàq sa ndaraan rek dal di daaneel ne ko dañuy defar ab tali
loolu ci tooñ la. tooñ na de. loolu nga foog ne loolu mën naa régler sax corona. parce que bu yàggee yàlla def ñuy jéppi sax. parce que ñun ñoo njëkk a bañante ci suñu biir. te ñun dañu war a bëggante soppante ci suñu biir bañ a naafeq bañ a fen bañ a wuruj bañ a nekk ay nit ñoo xamante ne ay tooñkatu yàlla lañ parce que ku tooñ doomu aadama tooñ nga yàlla. kon daal maa ngi jéglu daal parce que xam nga. waaw jërëjëf maa ngi jéglu bu baax. bu fekkee wax ji upp na jërëjëf bu baax.